Amis et fidèles téléspectateurs de Keparu Mam TV bu ma neexee sax na leen salaamaaleykum wala bonjour ça dépend ca fa nga nekk yéen a ngi tey ci seen émission bi ñu naan côté coulisse du nekk lu bees di leen won seen ndaanaan yi nga xam ne buñ nekkul ci plateau wala nekkul ci seen lan la ñuy dundee naka la ñuy def wala sax lan moo tax ñu doon tey lu ñu doon tey fi ñu nekk boo leen ko xoolee rek war ngeen koo xàmmee ki ñu tànn tey moom li mu choisir mooy buntu bureau am ay plateau moo ci nekk ay scène am ay affaires yu ko marqué ci théâtre topp ma wan la kan laa invité tey ci côté coulisse ci chaîne Keparu Mam TV. salaamaaleykum kon ñu leen ko waxee sànq ñu ngi woon ci buntu Arcos Pikine di seet si ndaanaan Kuli Fadrine ki nga xam ne kenn dootu ko présenté muy Leyti Fall di artiste comédien waaye également di président wu Arcos Pikine su ma ne la woon kan mooy Leyti Fall lan nga may tontu président nuyu naa la. maa ngi lay fay sarax di nuyu seen internet yi seetaan Keparu Mam TV di nuyu ñëpp daal di la wax ne soo ma doon wax kan mooy Leyti Fall. man daal xam naa ne question bi mun naa fort mais tontu bi day nekk lu gàtt rek parce que nekkul Leyti Fall daal benn doomu Pikine la fii la juddoo Pikine yaroo fii màggee fii amee fi aar fii laa defee aar fii laa amee aar li ma ci jot a am as néew donc fii laa ko amee donc jóge ci benn famille boo xam ne ñun ay métis lañ ci diggante Jolof ak Saalum ay métis lañ waaye donc sama côté yaay waa Saalum lañ sama côté papa Jolof maanaam li ñuy wax ne fi la ma baax fekk fi laa fekk baax voilà. macha allah fi la ko baax fekk waaye fi la fekk baax Leyti Fall duñ la tudd mukk te duñ tudd Pikine nag parce que amoo lu rut Pikine waaye bëgg naa ñu maag yow dañuy waxtaan ndax say début ci théâtre nan la demee woon ak kañ nga débuté théâtre. yàgg na parce que man bi may commencé di def théâtre maa ngi école primaire. école 5 fa laa commencé def théâtre yàgg na après benn troupe rek moo fi amoon nag troupe théâtrale muy ANSAP donc ANSAP mag ñi ñoo koy xam quoi donc ANSAP moo fi nekkoon ci troupe théâtrale après xam nga ñun nag dañu bëggoon théâtre ba dañ doon seeti répétition ANSAP yi ak yooyu yàlla def nag affaire bi nekk ci ñun quoi ñu bëgg métier bi bëgg koo def bëgg def théâtre bëgg a def théâtre te boobu troupe yi mooy loolu quoi taxu ko bari comme nii troupe yi bariwul woon donc après ci lañu am benn troupe bu nekk Daaru Xuddoos diggante Rue 10 ak Saf Bar diggante boobu donc ma dem bokk ci troupe boobu nag fa lañ commencé nag def théâtre populaire dans les quartiers boobu temps cigarette LM moo amoon ay LM xam nga donc LM moo daan sponsorisé xumbal yi ñu doon def donc fa lañ daan def di jouer ay théâtre donc quartier yi dañ ko doon xaar parce que bu yooyu ay événement la woon peut-être Sénégal daawuñu ci jot mais quartier yi ñu daan ñëw ci Pikine dañ ko daan organiser ci ay zone chaque zone fu nekk fu ñuy dem mais dañ ñu doon xaar tey parce que mobilisation sociale la doon nekk quartier bi day fees te boobu fuural moo amoon fuural quoi ci fuural bi la ñuy jouer mais dañ daan xaar théâtre bi nit ñi dañ ko doon xaar parce que tellement affaire yi da doon am thème da doon am kii donc foofu la ñu commencé nag di def théâtre après ñu commencé di def théâtre navétane après théâtre navétane dem ci ASC yi xam nga def compétition navétane def compétition après xam nga level bi day yéeg quoi après nga dem ma commencé dem Fesnac xam nga participer Fesnac donc affaire bi di dem quoi et noonu la affaire yi jóge mais c'était difficile nag au début c'était très difficile c'était pas facile pour ma defoon métier théâtre bi wax dëgg yàlla amoon naa ci ay jafe-jafe parce que famille yi duñ la comprendre jamono yooyu sa doom buy def art dañuy jàpp ne dafa nar a bon ci yoonu bon la jëm xam nga donc parents yi duñ ko accepter donc amoon naa ci ay jafe-jafe ay génn kër gi ay yooyu sam papa yàlla na ko yàlla yërëm donc ñoom yow fi ngay toll ak ni ngay bëggee ni ngay comprendre du leen ci fekk ñoom donc moo tax c'était très difficile yooyu yëpp dund naa ko ci génn
xam nga sama papa nekk entrepreneur maçon xaritam intime bu muy àndal tuddee na ko doom mag la journaliste Momar Fall bi nekkoon Walf donc moom la sama papa lañ ko tuddee donc ñoom ñaar ñuy ay xarit xam nga donc gisuñu lu dul yow sa jàng su bënnul demoo fenn da ngay dem chantier ñoom loolu rek lañ gisoon soo demul chantier da ngaa bëgg a nekk ci lu la neex voilà donc après ma dem foofu ñu yóbbu ma kër paa bi xam nga golf kër ñoom ci Kito fa laa nekkoon vraiment di dem chantier di ñëw sama chantier papa di dem chantier di xam nga mais da ngay xam ne yow lii nga bëgg théâtre bi nga bëgg waaw day metti mais après faaw nga demal sa bopp quoi après nag xam nga ñu ñafe rek génn dem ñafeel suñu bopp. ñi ngi ak koo xam ne du ñu tudd mu ko théâtre Sénégal te doo ko tudd moom mooy tonton Mamor Thioune di kenn ci ñun waaye tamit di monument macha allah ci théâtre Sénégal tey nag dañ koy jël ci beneen angle moom mooy moom lan mooy ay relation ak kii di Leyti Fall ak lan la ñu mën a wax ci Leyti Fall. Merci beaucoup Kepar Mam TV donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci interview bi kan mooy Leyti Fall. C'est difficile à dire parce que ça va prendre trop de temps parce que Leyti Fall nekk na nit koo xamante ni bi ñuy xamante ar ko amul parce que ça fait plus de 35 ans voire même 40 ans bi ñu xamante ak léegi mais te li ñuy xamante moo ñu fa dajalewaat tey mooy théâtre moo ñu taxoon a xamante parce que ba ñuy xamante dana daan jóge ñoom Pikine ñëw Tëngéej un week-end ñu tente bâche jouer fanaan fa nuit blanche ba bët set ñu xëyaat jouer fanaanaat fa ba le lundi matin ñuy xëy tak seen bagage wut si Pikine donc kon defe naa ni kon arko boolewuñu théâtre léegi boolewuñu li mu mën a wax ci Leyti Fall xëy na du bari mais dana nekk lu simple mooy nit la koo xamante ni toute sa vie da ko jënde théâtre ba yàlla def tey muy kilifa ci théâtre parce que kenn mënul tudd théâtre Sénégal tamit te waxoo Leyti Fall. Leyti moo nekk Pikine di président Arcos Pikine du suñu président ñun mu nekk nit bu baax nit bu modeste nit boo xamante ni foo tudd baaxam paase na ko di dem ndax ñun xam nañ ki dara ndax ñun dañoo bokk ci njabootam barki Seydina Mouhamed wallaahi. lan moo la gën a neex ci Leyti Fall wala mu nekk loo xam ne moom nga gën a retenir ci relation bi nga am ak moom. bon Leyti du ma ne bañ naa daraam parce que nit la xam nga nit nekkul da ngay am jëmmu nit rek. da ngay nekk nit moom macha allah dafa am jëmmu nit ba pare am bopp nit macha allah di wax lu rafet di ko xalaat di ñu ko xalaatal ñu ñi di njabootu théâtre am billaahi Leyti booy wax baaxam fii ba suba doo fi jógee relation la ñu am relation théâtre yoo xamante ni macha allah te toujours lu mu ñuy xelal mooy bëgg leen seen waajur yi lu ngeen am bokk leen ko ak seen waajur yi fu ngeen dem def leen fulla ak fayda ñibbisiwaat. Leyti doon suñu nit. doon suñu xarit doon suñu frère doon suñu wëllëree doon gor ah surtout parce que fii àdduna toll damay wax ni fukki mag suñu àndee te ne ay gor lañu topp ci benn mag lam leen war a doon dëgg su leen wanoon leneen lu dul dëgg ñu ba ko fa dem seen yoon waaw bu weesoo loolu yëpp nag ci biir pas-pas yooyu yëpp dafa jaare à travers théâtre bi ñuy def mooy art bi théâtre bi moo ñu boole ñun ñëpp te li ñu boole lañu tàggale. man damay duggaat ci les moments difficiles de Leyti Fall bi muy dugg ci théâtre bien vrai que yaa ko wax yow ci famille bu jolof-jolof nga bokk sa beneen wàllu famille nekk Saalum tey kon bu ma gàttee dégg-dégg dama naan famille bi nga bokk amutoon artiste comédien wala koo xam ne dafa nekk ci wàllu wile mitit bi fan la toll woon lan la théâtre jaaloon en ce moment wax nga ma fi génne génnoon nga sa kër nekk ci yeneen yooyu laa bëgg tey nga leeral ma ko parce que ñu ngi ci émission côté coulisse soxla wu ñu artiste comédien Leyti Fall bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mais Leyti lan moo ko indi tey stade bi mu nekk te xale yi soxla nañu xam loolu. waaw xam nga nit sooy def dara nag ci àdduna après yaa ciy jëmbat fulla ak fayda pour nga egg fi nga bëgg a àgg kenn du la fa yóbbu. fulla ak fayda nit moo koy amal boppam donc bi ñu duggee ci théâtre bi ñi ñu njëkk a encouragé pour ñu egsi fii ñu egsi te xamuñu ko ñoom mooy suñu famille yi parce que dañ ñoo jàppee woon ay fokat jàppee ñu ay nitu caaxaan da nga ko doon dégg sax ci ay baat buñ lay xas dañ lay wax naroo tekki naroo am jom loolu yëpp dégg nañ ko non baat yooyu nag da doon dugg ci ñun mais dafa am lu mu doon def ci ñun terewul ñu ne nag lii métier la war nañ ko def métier parce que sama premier adversaire mi ngi nii c'est la famille donc moo tax sama benn grand frère sama yaay ak yaayam ñoo bokk nday ak baay Ablaye Ndoye la tudd mu nekk Venezia Italie
takk naa benn délégation indi leen fii moom mu ànd ci mais mës na taxaw fii ci répétition yi mu ne kii sama rakk la mais je suis fier de lui fierté bi nag munu leen ko xam ndax bi ko papaam di génn kër gi man lañ woowi woon ma jóge Caaroy ñëw pour wax ak paa bi ñu def délégation bi ñu génnee dama ne ko booy paa bi bañ na nee na doo fi nekk mais soo demee na nga am jom mu ne moom en 2012 2013 mu ne moom Italie la toll di jàpp RTS zappé yem ci festival Khouribga avec la pirogue ñu may jox prix Maroc keroog daf ne fameem jóg leen ñu tàcc ko Ablaye Ndoye sama yaayam ak sama yaay bokk nday ak baay mu ne keroog li mu yëg moom rek moo ko xam parce que moom gëm na ne booy bi lii mu am nii daf ko ñafe ndax man biñ may génne moom moo ñëwoon di waxtaan ak sam papa pour mu bàyyi ma mu toog Italie ak njabootam jàpp RTS ñu wane festival Khouribga Maroc ba ma gagné fa 2e rôle ci la pilote ñu may jox trophée bi donc affaire boobu nekk lu rëy fii li may wax nii moom moo ñëwal boppam ba fii nettali ko ci artistes yi wax leen ne ñun ñi yar suñu rakk bi xam nañ gëm-gëmam xam nañ dafa bëgg théâtre et que loolu la mooy nit nag mënoo def dara ci àdduna tey waxoo ne ginnaaw yàlla moo ma jàppale man dégg naa artiste ba tàyyi mu ne yàlla ak diw moo tax ma egsi fii mais man ci àqulaay taala munumaa wax ne diw mii moo ma indi fi ma nekk munuma wax kan munuma wax ne kii parce que ku nekk amoon nga sa grand booy dem moo lay jàppale moo lay jëndal lii moo lay lii man aw ma woon loolu moo tax munuma wax ne yàlla kii moo ma indi fii damay wax ne yàlla ci boppam la soob mu indil ma fii ma egg nii ak tamit gëm-gëm ma gëm ko rek ma gëm ne métier la mu ngi metti xam nga am sa jabar am sa papa am sa yaay di dugg ci loo xam ne nii leer na la ne xamoo nan lay demee donc ngay ñafe muy metti xam nga ñuy muñ sa jabar di muñ ngay dëkk ci ay pantare xam nga bon muy metti doo am dépense doo am bon dafa metti bu ñu revenir raté rek ci Leyti Fall xam naa ne li nekk ci nag bi yëpp xajul ci cin li waaye li yàqu ci bool bi fees na biir moom mooy Leyti Fall soo ma doon wax ci ñetti mbir wala muy adjectif qualificatif nga waroon ma qualifier Leyti Fall ñett adjectif lan lay doon. xam nga am na mag ñi ñun daan taasoo nit ku baax il est bon il est gentil il donne de l'argent mën nga ko wax loolu moom ñett yooyu yëpp boole nag il est bon il est gentil il donne de l'argent parce que ay millions lay joxe Leyti je t'assure ay millions lay joxe yu ma fekke ba tey ñu jël taabal ji teg riime muy dem ba jeex yenn saa dañuy am problème pour am lu reere billaahi wallaahi taalaahi xam nga nit boo yoree njaboot da ngay nekk kinaara ca bañ a doon ginaar xam nga luy différence bi doon njabootu kinaara dafa gën doon njabootu ginaar ca Leyti njabootu kinaara la njabootu kinaara mooy de kinaara dafay jiital cuuji topp ci ginnaaw lu cuuji di for moom muy contrôler bu dee ginaar nag moom mooy jiitu cuuji topp ci ginnaaw moom mooy for cuuji moo tax moo si di lekk cuuji rek. président Leyti Fall yaakaar naa su may wax sax ci moom bu suba fii du jeex ndax vraiment relation yu particulier la vraiment nekk sunu président Arcos bu Pikine nekk aussi un père nekk un frère nekk daal nit ku baax dëgg fa yàlla nekk aussi un collègue dëgg yàlla en tant que comédien dëgg yàlla muy liggéey ci théâtre loo xamante ni yaakaar naa Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët. aussi fii Arcos fii ñu nekk di Arcos bu Pikine dëgg yàlla mu nekk suñu président depuis 2010 vraiment mu nekk ko mu liggéey fi liggéey boo xamante ni ñëpp teg nañ ci seen bët dëgg yàlla nekk daal liggéeykat la daal vraiment liggéeykat la ci nit koo xamante ni ci moom ci dëgg rek la ñu yar donc boo gisee sax suñu slogan mooy nous sommes un waa Arco Pikine donc moom nag xam nga nit ku nekk ni ñaan ni nga mel rek noonu la nga njiit association ba nga yor noonu lay mel donc moom vraiment yor gim ñu yor ni ñu mel que nous sommes un vraiment dafa généreux daal moo tax boo ñu fekk ñun association bi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dañuy kaf di reetaan vraiment nekk koo xamante ni daal moom vraiment su ma doon wax ci moom ba suba ci ay qualité am vraiment du jeex. ba léegi ñu ngi ci émission côté coulisse di ko def ak Leyti Fall di président Arcos bu Pikine ñu ngi ak koo xam ne membre la fi yàgg fi waaye di kenn rek ci Leyti Fall moom mooy oustaz Mbissane ñu ngi lay nuyu oustaz suñ la laajoon yéen relation nga am ak kii di Leyti Fall lan nga may tontu.
waaw vraiment soxna danaa sawar trop ci laaj bi nga ma laaj ndax Leyti avant ARCO di am dafa fekk ñu am relation defe naa ne suñu relation mu ngi jógee ci aar benn FESPACO bu ñu amoon fii benn PEC ñun ñu nekk kaddu penc moom mu nekk CFA ñun ñu soxla woon benn élément ci lañ ma indi Leyti ci laa am ak relation Leyti ñu dem ba vraiment ñuy nekk këram di fanaan këram muy fanaan sama kër vraiment lépp lu mos a am ñu partagé ko man ak moom boobu ARCO taxawee keroog bi ARCO taxawee Leyti dafa ñëw suñu troupe jant bi boobu jógee naa kaddu penc bu ñëw jant bi mu ñëw pour annoncer ñu ARCO gars yi ne dañuy réunion pour képp ku bokk ARCO ñu dàq la keroog laa ne man damay démissionné ndax lépp lu Leyti Fall nekk rek dama cey nekk sama relation ak Leyti daal su ma ko doon wax tey bu fii ba suba duñ fi jógee. donc lépp liggéey moo koy maye donc du wax bu neex du neexal liggéey moo koy maye donc fii ñu toog tey suñ fi egsee dañoo job ba egsi fi dañoo liggéey ba egsi fi gëm ko nag gëmloo ko xale yi donc kon amul c'est-à-dire président ARCO yi ARCO yi man mi ci nekk te xam li ci nekk damay wax président ARCO yi massa quoi massa ci ñoom ndax dafa metti nga yor mbooloo dafa metti ngay gérer ak ñoom xam nga sa doole mooy dem sa poche mooy dem sa lépp mooy dem te tamit c'est normal soo yoree mbooloo te nga bëgg ci résultat faaw nga liggéey bi mooy sa xaalis da ciy dem sa doole dem ci sa xel dem ci sa temps dem ci waaw loolu yëpp tamit amal résultat bu baax mooy bàyyi fi trace donc soo demee bay joxe poste bi nekk ci sa continuer ci sa liggéey sooy dem bàyyi fi loo xam ne dina amal njariñ ñi ngi ko fi bàyyil. at yi nga xam ne yor nga ko ARCO Pikine boobu ba léegi lan moo la ci gën a neex wala sax lan moo la ci gën a naqari wala sax su ma neexee laaj la lan mooy secret Leyti Fall mu jiite lu ëpp téeméeri nit macha allah ñëpp nekk jàmm ñëpp nekk ci jàmm ñëpp nekk say macha allah ni taqum bale taqu matt te bu Leyti ne wax lañ naan président moo wax respect boobu cër boobu nit ñi am ci yow lan moo ko waral pour yow. gis nga ba ma nekkee président ARCO fii sam papa 10 000 la yëkkati man Mama Gueye Pape Fall ñu dem seeti ko boobu rajo Oxygène moo joxe assemblée générale bi maison de la femme ne Leyti lañ tabb président ARCO ñu jógee foofu ci AG bi ma jubal foofu nuyu ko mu ne ma rajo bi dégg nañ rajo bi yow lañ fal mu dindi 2 junni na ma am maa la ko ci jàppale ci fal biñ la fal xam nga juróomi téeméeri nit 2 junni jëriñu leen dara biñ génnee mën a gaay paa bi daf ma sas loolu mooy xaalis boo moomul bàyyi ko ma ne leen loolu la ma wax waxuma ko directement mais daf ma ko wax indirectement. nga may laaj nag ku naqaree xam koo xam ne nit daf naag moom fanweeri at jàpp ne xam na ko te xamu ko waaw ndax macha allah muy koo xam ne chaque jour bu ngeen nekkee rek dalay won boppam chaque jour boo nekkee moom yaa ngi jàng wala chaque jour boo ko jegee rek di nga jàpp ne kii de xamoon naa ko waaye da ngay naan yee kon rek te dese na ma lu bari si moom. ku xër su lu baax koo xam ne bu ñu nekkee su lu baax buy def amatul limite gis nga léegi rek luñ mujjee échangement ak yow ñu ngi préparé technique bi mu daw ñëw songu ma ndax tey dañoo envisager def répétition ak ndogu plus ndogu mais daw na dem xool yu waañ bi ñëwaat na ma xeeb naa li nga xam ne moom lañ bëgg a def si waañ bi ba na ma ndogu bi dama bëgg ñu tëggaat ko samedi ut benn nag bu ndaw rek dolli ko nga xam ne nii lañ nekkee ak ñun muy kilifa bu uuf njabootam. tout le temps bu ñu bëggee def dara day jaabante si waañ bi xool lu ñuy def ndax lekk yi dina doy et tout ki xër su ñun ki nga xam ne lekkul dara bàyyi jo kooku nga may laaj waaw ki nga xam ne lekkul dara bàyyi jo tey jiituwul si ñun yàgg nañ si ay loxo ndax olof day naan ku yàgg si ay loxo yu la téye nga xam fii ñu nekk du moom rek moo fi njëkk a nekk président façon président bu ne jaar na fi mais nag moom macha allah dañuy wax maam Abdou 40 ans zéro faute mais moom 2012 ba 2021 zéro faute wax dëgg fa yàlla Fall Ndiaga Yaram mariage yi toujours conseil yi gis nga fii boo fi ñëwee suñu répétition c'est des cours magistrales moom lay def. bërki démb damay dem rek sama doom bu jigéen bi ne ma nii papa korité bi desatul 15 jours de parce que dépassé nañ nii sama doom bu jigéen ma ne ko bébé nday man xalaatuma leen de sama turandoo yi laa xalaat ba pare man sama fukki turandoo yi laay toppatoo ba pare ma soog a ñëw ci yéen. mais papa ñun balaa ngay def sa turandoo yi ñun nga war a jox ba pare ñun ñooy sa doom ñun nga jur ma ne non man jur naa la mais xam nga loolu yëpp ba après da ngay toog nga ne lii yëpp sant yàlla la kon yàlla na yàlla dolli sutura daal. que ce soit le 27 mars ñu koy célébrer fii
wala njabootam war a déplacé wu dem fenn Leyti day fàtte boppam loo xamante ni war na mën a dundal fukki nit pour Leyti day jàpp ni lii benn nit la war a dundal loolu defe naa njabootam yëpp xam nañ ko ci moom 27 mars boo fi ñëwee da ngay gis ni vraiment fête la ci biir fête yi d'accord mais soo gisee ni muy demee da ngay dem ba day fàtte boppam ndax nit ñi donc loolu ci générosité la bokk li nga xamante ni suñu métier daf ñu koy demandé ku lislaamal tamit parce que ci kaw yi kàddoom ci kaw yi discours am ci kaw pratique am bi nga xamante ni moom lay pratiquer religion loolu ñeme naa koo seede parce que lu ma dundandoog moom la loo xamante ni man naa ko xamal sama bopp ci Leyti Fall. li ma gën a marqué mooy benn anecdote ma feebar tëdd suñu kër yàlla dogal li ma yoroon yëpp ma jëndee ko ordonnance sama yaay nekku fi sama papa nekku fi keroog journée boobu suñu waa kër som bi la ñu añee damay fier pour wax ko som bi la ñu añee ma tëdd feebar liggéeyu ma dew ma fenn yàlla mi dara tawul ñu añ ba jóg te li ñuy añ yëpp maa ngi toog naan ay waay gaaw leen balaa nit di ñu fi fekk yàlla mi dara tawul mel ni dañ ne Leyti dama nga seeti Khoudia Fall keroog bu mu ñëwee seet si ma ni ma Khoudia dégg naa da nga feebar ma ne ko si dama feebar mu seet ma keroog bu muy dem xaas bu bëri la Leyti Fall yëkkati may ma daf ma wan ginnaaw rek sama ko ñi wadd dama ne sunu waa kër ku añul da nga reer kaay leen dem marché ngeen togg reer bu baax te loolu ay acte la yoo xamante ni man daf may leer ni yamalewu ko ci man kese am na yeneen membre yu mu ko séqal ak ñeneen yoo xamante ni ay nitu boppam la ñu mu séq relation boobu. Leyti bokk na ci leadership yi nga xam ne tey mën nañ leen naw ndax xam nga ki nga xam ne li mu am bokkook yéen te lu ngeen am mu bàyyi leen ko njiit noonu lay def ba pare day dimbale nit ñi te yonent bi dafa wax ne xayru naasi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di dimbale mais Leyti tey ay qualité am jikkoom rafet na macha allah ndax koo xam ne da nga liggéey say waajur ba ñu gërëm la yàlla leen yàlla xare aljana ñi nga nekkal say ñi nga maaseel kenn yabu la koñ ba nga dëkk kenn yabu la vraiment ñi nga jiite ñëpp su dee téeméer koo ci tàllal micro ne ko Leyti mu ne la Leyti ku baax la kon Leyti bi jikko bu rafet la yor qualité yi mu yor daal qualité leadership noonu lay mel. bàjjanam bu bokk ak yaayam ndey ak baay da doomam bu ñu tuddee papay Leyti gaañu Mor Ndiaye ma ànd ak Leyti ci dëj ba fekk fa sama yaay mais sama yaay woo ma téléphone ni ma foo nekk man ko maa ngi caaroy dëj mun ma man maa ngi caaroy dëj sa tante Jee Fall la doomam Mor Ndiaye gaañu man ko man yaay man it Leyti Fall la doomu bàjjanam gaañu ndekete bàjjanam bi bokk ak papam ndey ak baay ñun ñëpp moo ñu boot ñun ñëpp sama yaay lu mu jur rek Jee Fall la ko daan dénk pour te dire que Leyti est un frère pour moi xam nga docteur Massamba Gueye daf ko day wax ni le binôme. on se retrouve sur beaucoup de choses et puis mu neex a nekkal aussi parce que li ngay seet ci qualité ci nit pour nga nekk ak moom da nga koy gis ci moom mooy franchise xam nga ànd yombatut maanaam ànd yi sincère tuñu mais moom dafa lay jox léppam dafa lay jox tout day yokk sax sa ngëm dafa am générosité bi mooy Leyti s'est partagé il s'est tellement partagé que finalement sax il s'oublie muy ku neex a àndal daal franchement je ne regrette pas comme il le dit ñun ñaar kenn mënu ci nekk sa morom seede man mënuma seede Leyti doyu ma ci moom seede comme moom doyul ci man seede mais benn lan ñun ñaar dama lay fàttali rek barki dem dañ dem ci benn partenaire di waxtaan ci biir discussion bi partenaire bi am lu muy laaj mu ne ma may ma ne ko may ma njëkk koo wax ba pare mu ne ma non c'est li moo tax ma la wax may ma parce que man lii nga wax nii loolu laa doon wax te yàlla seede na ni ñun ñaar waxtaanuñu mooy on a beaucoup de complicité on a beaucoup de complicité et loolu moo ñu may ñu mën a téye xale yi téye leen ci conditions yi ngeen xam yéen ñëpp téye leen ci jom téye leen ci ngor téye leen ci gëmloo leen seen bopp muy góor muy jigéen ñu téye leen ci gëmloo leen seen bopp leen wax ñun doomu banlieue lañ dañu judd suñu yaay dëkk banlieue suñu papa juddul banlieue dëkk banlieue seen loxo jotul seen digg ginnaaw tey nous nous illustrons à travers le Sénégal à travers l'Afrique et peut-être à travers le monde mais pourquoi pas vous te seen nga loolu dafa am solo ci ñi ñu nekkal xale yi ñu nekkal
def ci ñoom jom dafa am solo parce que fii lu nekk ngi fi talent bu nekk mi ngi fi mais talent li koy perdurer dans le temps mooy gëm sa bopp talent yi bari nan de mais talent chinois yi léegi ñoo ëpp xam nga talent chinois mooy comme marchandise chinois booy benn yoon nga koy utiliser. jëmm ji nga xam ne moom lañ dalal tey muy di Leyti Fall ñu topp ko ci suba ba léegi dama leen di may rek ngeen xool façon bi muy liggéeyee ni muy répété wi ak ay membre am kii di sama ginnaaw laa bëgg sama caméraman wan leen ko ngeen gën a xam dëgg-dëgg nan lay liggéeyee fii ci Arco de Pikine Leyti Fall. dugal naa la ci pet ba ma ne la njaabal rek nee na moom artiste bu jóge Dakar fekk ko Louga nee na te gisu la nee na baalu la ko nee na loolu principe nee na ñu ngi tëj asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu. 1992 léegi mu nekk diggante jàmbaar lakkale ak ceddo ñetti ASC yi ñu bokk benn xumbal bi teg ko fenn ma gañe fa paquetu suukar loolu laa njëkk a gañe paquetu suukar laa njëkk a gañe paquetu suukar boobu ba ma ñibbee suñ kër damaa fekk ñu tëj suñu buntu kër ñemewumaa fëgg parce que su ma fëggee paa bi du ma ubbil damaa dem sama benn kër xarit boogaa mi ngi Italie seen kër ñu di tabax ci kaw maçon yi lal feer yi di waaj a kuule ñu ne suba la ñuy kuule ma dem kër parce que papaay boogaa tamit dafa tàng boogaa bi mu may ubbil papaam mi ngi koy laaj lu tax ngay ubbi buntu kër gi mu ne ko dañuy root bërigo yi boobu man la doon ubbil mu ubbil ma yéeg ci kaw feer yi mu lalal ma foofu bat laa maa ngi moom fa lañ fanaan ba bër 7 heures ba ma demee laa yóbbul sama yaay suukar bi continuer dem paquet suukar boobu laa njëkk a gagné ci affaire xam nga man su ma daan jouer ay spectacle ay affaire école yi dama doon dajale ay téeméer par jour téeméer man su ma daan jënd xaru tabaski ay téeméer lay nekk xam nga donc parce que xalaatuma woon dem ci nit pour ut fa dara mais spectacle école yi laay jouer après am dara am jël téeméer denc jël téeméer loolu laay denc épargne ba xaru tabaski ma jënd si xar xam nga loolu yëpp tamit daf lay jàngal lu bari ci àdduna quoi c'est-à-dire école de la rue dafa am solo ci nit nit mun nga jàng ba am diplôme boo jàngul àdduna mun na demee c'est-à-dire àdduna foofu nga jàng àdduna dafa baax parce que dina la def ngay nit dina la defar ndax mbedd mi moo lay yar soit nga dem ci mbedd mi après xamoo fooy teg sa tànk nga dérouté soit nga dem ci mbedd mi nga xam fi ngay teg sa tànk yàlla defar la yàlla ñëw ak ay ndimbalam mais man li ma traîné ci mbedd mi moo ëpp waa ci mbedd mi quoi falaa jàngee falaa xam nga ci kër jàmbur yi laa doon nekk kër ñoom kii sama kër xarit bee xam nga mais yooyu yëpp dama ci jàng lu bari ci àdduna lu baree bari ci àdduna. suba ba léegi ñu ngi la topp ci suba ba léegi fekk la ci répétition fekk la ci waar fauteuil bi nga toog lan la lay def en tant que président wu Arco Pikine. waaw fii moom barabu liggéeyukaay la rek moom fii liggéey moo ñu c'est-à-dire chaise bii tey may président Arco toog ci biñ fii ñëw amuñu woon basang bi ñuy ñëw ci complexe bi basang toppuñu fi bureau bi ñu amoon pukkus la ci kaw la ne en face rajo bi buñ daan tëj bureau bi ñaari table la fa ne benn table dañ koy génne ci couloir bi pour tëj bureau bi kon loolu du bureau mais ma waxoon gars yi ne leen nañ leen ñafeel suñu bopp ba am lu ñu war a am ñu gëm am objectif gëm ko tey moo tax tey liggéey bi moo ñu may li liggéey la rek amul secret amul leneen donc liggéey bu metti la parce que ki xamul day defe ne président Arco dañ lay fay salaire président Arco da ngay am subvention mais ñun lépp lu ñu am fii liggéey moo ñu ko may amul secret fi Arco Pikine toll nii amul lenn lu ñu donc li ma wax rek mënuma koo natt fenn fu dul ñu daje liggéey ñi nga jiite ay nit lañ da nga leen di jox cër ñu jox la cër parce que gënoo leen te it ñi la jiital ñoo la gën
mais buñ la jiitalee fexeel ba ñi la jiite ñi la jiital wax dëgg yàlla bu ñu gis ci yow lu ñu warul gis ci yow mooy waneel ci li ngay def fulla ndax man ba ma njëkkee toog fii dama ne mandat bi 4 ans la mais parewuma pour def 4 ans 2 ans laay def su doxul ñu wàcce ma toog jël keneen ma nekk membre simple ñu ànd continuer sama premier mandat fii 2 ans la mandat bi deful 4 ans 4 ans la texte yi maye mais man maa ne ci AG bi attention 2 ans laay def 2 ans yi su ma ko defee bu ñu amul résultat na keneen ñëw ma toog noonu la demee mandat boobu jeex ñu renouveler waat ma donc loolu yëpp dafa tegu ci sooy ànd ak ay nit da ngeen di ànd ci dëgg waaw dëgg moo fi dox ci dëgg lañ xamante ci dëgg la ñun ñëpp ci dëgg la ñuy dox amul ku fi indi leneen daal yaa ko fi indi te du jàll soo fi indee lu dul dëgg du jàll donc ci dëgg lañ ànd ci dëgg la ñuy dox man su ma waxee ñu déggal ma day fekk boobu tamit ñoom bu ñu waxee ma déggal leen ndax jiite ay nit dafa metti ay mère ay jànk ay jeeg ay jeune fille jeune garçon dafa metti donc ku nekk xam nga parfois dafa metti dafa xam nga parfois yàlla rek moo tax ngay dem benn instant yàlla rek ndax léeg-léeg nit diis la ci loo xamante nii ne yow da lay wóor ne lii mënoo ci dara mais da ngay ñaan yàlla yaakaar bi mu am ci man yàlla na ko yàlla sottal te yàlla da koy sottal kon mbir mi du yow mais mbir mi yàlla la waaw ku fi téye mbooloo muy dox rek bul bàkk mukk bul ndamu bul yëkkati sa loxo naam def nga ci dara mais santee ko yàlla kon ñun suñu arko bi ak ñaanu mag ñi fii mag bu nekk fi jaar ñaan fi Pikine mag bu nekk këru diine yi sëtu Serigne Touba jaar na fi sëtu Alaaji Malick jaar na fi Pa Malick Ndiaye président comité d'organisation arco national moo doon parrain d'honneur bi mag bu nekk jaar na fi kilifa sëtu Maam Limaamu Laay jaar na fi sëtu Baye Niass jaar na fi fii ay mag yu baax dañ fi jaar ay sëtum ñu baax ñi def fi ñaan aussi tamit ñu ànd ci dëgg rek donc moo tax tey fu ñu àgg mun nañ jàpp ne ànd ci dëgg rek moo ñu fa yóbbu. bi ngay wax ba léegi dafa am baat buy dellu si rek muy di yàlla la foi par exemple dañ ciy sentir ne ku gëm yàlla nga waaye boo ko gëmee it ku ko wóolu nga mais sa générosité dafay dikk sànq ba léegi ci témoignage yi ñu am ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak yow waaye buñ na Arko Pikine Leyti Fall ñaata sëy la takk na 25 mariage ci bi ñuy bëgg a woor jëmb ak Mouhamed Dem lañ mujj takk jëmb si Mouhamed Dem takk nañ fi 20 sëy ak juróom am nañ ko fi loolu tamit yàlla la de. mi ngi dellu si ci yàlla mais ba tey dafa am benn affaire boo xam ne dafay ñëw saa su ne mooy dañuy déglu Leyti Fall mu ne formé wu ma ay comédien wala sax bala may formé ay comédien ay nit lay njëkk a defar lu waral loolu. waa xam nga comédien mooy nekk nit dafay nite ba pare c'est-à-dire comédien yaay wax ak sa askan yaa leen di yee balaa ngaa yee kenn da ngay. tout ce qui ne tue pas rend plus fort mais damay tëb yenn étape ñëw rek ci sa dese yaay perdre nit ku toll noonu ci sa àdduna sa yaay fan la toll woon ci yow ak ban place la doon occupé Leyti bi nga perdre sa yaay lan la def. bi may ñàkk sama yaay dee ci mbetteel rek lay ñëw man bi ma koy ñàkk ci sama kanam nii laa ko ñàkkee quoi dafa waxtaan ak man mi ngi ci feebar xam nga am sa yaay yàlla dimbale la nga jëlee ko sa kër papa indi ko sa kër soo sañoon nga dund ak moom man daanaka sama yaay 25 ans dunduñu ci benn kër 20 at ak juróom moom sama kër papa la nekk man ma génn nekk ci biti 25 ans dunduñu ci benn kër donc yàlla dimbale ma ba nga jëlee ko ci kër tey dugal ko ci sa kër soo sañoon mu dundaat ak yow lu ëpp 25 ans mais yàlla dogal dund fa 2 weer 2 semaines la fa def le 29 novembre la ñëw le 14 décembre mu daanu ci salle de bain bi yàlla def mu am fracture ñu opéré ko opération boobu moo ko yóbbu metti na nag mais da ngay dëgër ndax li tax mu metti mooy sama jabar moo ko assisté ak man ak sama doom sama taaw ak sama sœur ci ki ma topp ñoom ñoo fa nekkoon ci néeg bi te ñu ngi wax ak moom normal ñu defal la nga reer mère ñoo ngi reer bàyyi la léegi bàyyi ñu tibb yooyu lañ doon wax te mi ngi doon tontu nice ndogalu yàlla ñëw ñu woo ma ne ma kaay sama mère bi nangu lekki ñu ñëw nekk ci affaire yi pour mu lekk pour kii gis nga ko ma gis ne man sax xaw ma lan moo ma wax loo ne ma
sama doom sama taaw kaay jàngal sa maam Yaasin ba tey dama naan lan moo def loolu ci sama xel lu tax ñu war ko jàngal Yaasin man lool dee bi yëpp loolu mooy ñëw sama bopp toujours lu tax ma ne Pape kaay jàngal sa maam Yaasin te d'habitude ku toll foofu la ñuy jàngal Yaasin te man moment boobu foogu ma ne fa la toll après mu ñëw jàngal ko Yaasin bi muy jàng Yaasin sama sœur mi ngi fa moom it dafa asthmatique la sama soxna moo doon tibb nii di ko may muy naan mais benn moment ma gis muy changé après man tamit ma xaw a ñaaw njortu quoi ma xaw a ñaaw njortu mais dama ne non kii comment rek la comment la quoi bon ma ñaaw njortu après ma ne garaawul lii daal comment la man tamit ma jël sama ay lawraat commencé jàng ma toog ci lal bi sama sœur bi di ma wax Leyti da ngay wàcc nii nga ma ne ko non moom ni ma gis nii crise na dafa crise mu ne ma ne ko dafa crise kon il faut ñu yóbbu léegi nag bañ ne ba ma ne dafa crise dañ koy yóbbu sama sœur bi ne ma ne préparé li ma génn te ay jigéen kese fa ne ay jigéen rek ñoo fi nekk ma génn ci guddi gi te couvre-feu la tombé nit yëpp tëdd nañ ma fëgg sama ay dëkkandoo ñoom ñu ñëw ñu jàppoo ko dugal ko sama oto ñu yóbbu ko ma ne sama sœur bi kañ dem nañ àndaale dem boobu man xam naa ne maire bi dog na ñu jàpp ko dugal ci oto bi sama sœur bi ànd ci ma ne sama soxna toogal sama sœur bi yow nañ dem ñu dem ma ne ko kaay toog ci kanam ñii téye ko fële parce que góor ñi ñoo ko mën su crise bi bu ko bu kiyee buy nooyi ñoom dinañ mën a ma wax rek après ñu ànd ñëw ci hôpital bi ma njëkk a wàcc dem ci médecin bi ne ko xam naa ne sama waajur laa la indil te dundul génn na àdduna léegi mais sama sœur bi bu mu ko xam parce que dafa feebar mun na ko yóbbu ci yeneen état donc ñu diil mu jox ma benn ordonnance ñu ñëw wàcce maire bi dugal ko ci biir mais loolu yëpp mise en scène boobu yëpp dama ko doon defee ak xel mais après da ngay xam ne lu metti moo gis nga suñ borom balaa mu lay teg métit gëm naa ne da koy natt ba pare ba nga attan ko ma jël kayit bi génn ci biti sama sœur bi dugg ñu àndandoo tiim maire bi kooku ne génn leen bu fi kenn toog parce que médecin bi daf ne kenn du fi toog génn leen ma ne ko kañ dem toog kooku moom mu génnaat ak benn ordonnance ne ana Leyti Fall Daado Ndiaye am dama leen jëndal leen ko ordonnance bi na gaaw nag mais kenn du fi fanaanaa dañ ko fiy téye ba suba fekk man maa wax ak moom ma jógee ak moom hôpital di ko yóbbu bàyyi fa sama doom mu assisté boobu jox nañ ma caabi morgue bi ba ma jox ko sama doom mu war a ànd ak ko war a yóbbu ci morgue bi ma delluwaat man ak sama sœur sama kër pour récupérer carte d'identité maire bi pour ñu dugal ko ci morgue bi may dellu ci yoon bi sama beneen doom ba ma dellu ba déposer sama sœur bi na ko may ma daw jëndi garab yi bi may génnaat bay jub hôpital bi ci la ma woo moom ne ma sa jabar daanu na parce que dafa ne ma ana maire bi mu ne mi ngi fa mu daanu waxatul nooyeetul deful dara ma retourné waat jël sama jabar defaat ci oto bi indi ko ci même endroit sama yaay ngi ci salle bi ci morgue bi ñu koy waajal moom mi ngi fii mu comment moom tamit ñoom ñu ne ma nañ ko defal loo xam ne day nelaw mais suba lay yeewu kon xaar ko nga yóbbuwaat ko kër ga mais damay tiit sax mu yëg ne ñooñu yëg ne yaayu Leyti Fall ma ne ñi fa nekk ñi monté garde moom bu mu for ci ne sama yaay ngi ci morgue bi. noonu laa leen jëlee man sama kër ak sama grand yi ñu continuer ñëw bay jub suñu kër sama kër papa ma ne ana ordonnance su maire bu mujj bi sama grand bi ne ma Adama moo ma ko joxoon keroog mi ngi kër ga ma ne ko mi ngi fii ma ne ko nañ fa jàdd kon récupérer ko parce que dañ koy laaj noonu lañ jàddee sama kër papa ñu jàdd moom mu wàcc sama keneen ki wàcc ñoom ñaari jigéen des ci oto bi grand bi delloo si waat ñëw ne ma ordonnance baa ngi mu téye ma gestu ne leen xam ngeen lan la yàlla def na lu gën bon koñ bi nag ñoom bu ñu yuuxoo rek koñ bi parce que maire bi ni mu meloon ci koñ boobu quoi. jigéen a ñëw foofu ne ma yow sa yaay moo ma téye ci sama sëy ba tey ne ma su ma toogee sama sëy ba tey sa yaay la sa yaay man lay def nii jooy xam nga loolu dafa nga gis ku nekk di ñëw di def seede yu mu daan def du mu séqoon ak nit yi donc loolu nag pression boobu après dafa metti waaw metti woon na nag mais munu ma ko jooy xaw ma lu tax nag rongoñ munul génn mais dama ko jooy sama xol aussi tamit ay jullit lañ natt bu ñëwee faaw ñu jéem a dëgër c'est vrai que ay nit lañ mais ñàkk yaay moom lu surtout ni mu ma bettee nii daf ma bett maanaam demu maire bi dëgg la dee ci mbetteel rek lay ñëw mais fooguma ko woon dama jàppoon ne parce que maa ko jëlee këram moom maa ko fa jëlee maa ko wax ne bas maire doy na nag yow ki la fi téye woon moom dem na
kaay ñëw nag sa kër ñibbi si nga toog yow da ngaa war a toll fooy lii laa bëgg a lekk lii laa bëgg naan fa nga toll mais tollootoo di daw ci njaboot yow retraité nga c'est-à-dire maa ko fa jëlee man sama wax moo tax mu ñëw mais da doon wax man mënu ma bàyyi sa kër papa bi di dem fenn fii laay toog mais ndekete boobu yàlla namm na li mu namm yàlla na ko yàlla jéggal te xaare ko aljana lu metti na nag waaw lu doy waar la daal waaw ñàkk waajur moom bu góor baak bu jigéen mais bii moom dëgg moom metti na quoi metti na trop. man mii di wax ak yow sax maa ngi am chair de poule te leer na ma ni li may yëg moom la internet yi di ñu seetaan yëg mais lan moo indi sérénité bi lan moo indi calme bi lan moo indi dal gi ndax ku ne xam ne ne un parent est irremplaçable kenn mënu ko remplacer mu desoon nag ci sa benn waajur parce que ñàkkoon nga ko góor mu desoon ci muy ku jigéen mais lu tax dal gi ba tey rek dal gi ñun dañ doon la xalaat ñi la xam dañ doon la xalaat mais ku ñëw ci dëj bi li dalay dalal sourire boobu du sourire mbégte mais sourire je vais bien la mais lu indi woon loolu. xam nga dal parce que wax naa ko benn jour ma ne sama soxna li tax man mère bi te man xam naa ne moom bi dëj bi weesoo man mi yor sama soxna xam naa ko feebar na fi feebar boo xam ne choc boobu moo ko def noonu bi ma demee ci psychologue bi buñ demee foofu daf ne kii choc bi moo ko def noonu donc choc moo ko def noonu choc moo ko jàpp mais man dama ne ko man sama ñaan xam naa ne yàlla nangu na ko ndax bis bu ne damaa tàmm ci sama làmmiñ yàlla nañu yàlla may dal dafa mel ni dal boobu la ma yàlla may ci période bi muy jël mère bi ndax dal boobu même man daf ma jaaxal fan la dal boobu jóge ci man mais toujours damay bëreeg sama xol léeg-léeg damay dugg néegam xool ndeysaan damay toog fi mu génne damay toog ci suuf jullee foofu ñaanal ko ne waaw mais munoo ko natt daal c'est-à-dire fooy natt métitu ñàkk waajur foo ko natt ci métit foo ko natt rek weesu na fa yow yaay am dal rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana mais daal lu metti la daal metti na trop metti na waaw metti na dëgg la lu metti la mais yàlla moom lu mu def jàmm nu ci dara waaye sant yàlla te ñeela dikk na lu tax mu dikk moom mooy bi sa waajur bu góor génnee àdduna daf la fekk tourné à l'international su ma juumul te yàlla may na la loo ko dëjalee ñu jóge waat ci bii nga jël yéene bi nga amoon yóbbu sa waajur bu jigéen ci sa kër même bu dee ñaari weer la ba def na ko kon théâtre fay na la sagal la ci ñoom avant ñuy dem. waaw loolu tamit sant naa ci yàlla ndax munoon na am ñu dem te duñu fekkee dara ci sama parce que am na ñoo xam ne tey léeg-léeg nga dem ci ay armeer nga fekk fa nit kuy bale di lay tame xamoo ko de mais da nga koy romb mu leer ne ki tëdd fii am na lu mu jikki kii am na lum ko bëgg a fay mais amatul fu mu ko fayee lii rek la ko mënal da ngay dem ci armeer fekk ku toog ci armeer di lay barab bi di lay di bale di sotti ndox di raxas karo yi di mooy da ngay liir ne kii moo tax ñu góorgóorlu ci suñu waajur yi ci biñ leen di gis dafa am solo ci biñ leen di gis donc doyaluñu nag ci ñoom ndax bu ñu sañoon ñu gën a fekkee suñu njariñ naam mun naa wax ne lekkuñu dara ci suñu njariñ ñoom lekkuñu dara mais sant yàlla ci biñ ñu juree fiñ ñu war a juree teg ñu ci yoon tey ba fu ñu taxaw ñu xam ñun suñu bopp ñu xam ñun ñooy kan loolu rek dafa doy alal donc loolu daal lañ leen di gën a sante mais bu ñu sañoon tey wax dëgg yàlla suñu ñàkk suñu alal ñoom dinañ ci lekk ba doyal bu ñu sañoon dinañ ci lekk suñu ñàkk dinañ ci jëriñu balaa ñun sax ñu ciy jëriñu mais nag suñu borom moo ko bëggee nii ñu ñaanal leen rek ñu ñaanal leen waaw mais ñoom 15 mois lañ rawantee 15 mois lañu rawantee 15 mois pile lañu rawantee loolu tamit noonu la ko suñu borom bëggee daal mais lu metti la daal metti na trop. tamit yokkit consécration yi layti am yëpp ci li nga xam ne moom mooy la pirogue bu Moussa Touré nga doon incarner le rôle de Lassana waaye tamit ci benn film wu Alain Gomis en 2011 su ma juumut te Alain Gomis dem na ba festival Cannes lépp rek di wax ne yaa ngi ci théâtre waaye am nga ci tànk ci cinéma te yaa ngi ciy def liggéey bu am solo Leyti Fall su ma la waxoon sa dernier mot ci émission bi di côté coulisse lan lay doon. di sant yàlla rek di leen jaajëfal bu baax a baax man fooguma woon sax ne sarax da nga maa nax ba guddal waxtaan bi damaa defoon ne da ngay tënk rek xam nga yow dañ laa yónni ne la demal nga tas sabar ga nga dem far sabar ga gën a neex xam nga loolu tamit kenn mënu ci dara sarax man damaa defoon da ngay tënk rek gàttal
ñu waxtaane ko 10 minutes mais leer na ma ne fi mu ne bërëg nga 1 heure da ngaa aay nag xam nga da ngaa def technique de communication. mais xam nga yow maag yow sunu jàkkaarloo mais day neex ndax du nekk interview waxtaan rek lay doon. dañuy waxtaan ne woon naa ko keroog ba nga ñuy woo nun nu ne ca Pippa nga ñuy woo Fall fu ngeen ne ma ne ñu ngi ci Pippa. Fall yaa ngi wane sa dëgg-dëgg côté coulisse yaa ngi koy wane dëgg-dëgg. nga ne ma Fall war ngeen de kañ ngeen daan dem ci Pippa te du ma ñëw ma ne Pape Fall sarax bis buñ ne rankum daje dana miti. moo taxit waxtaanee nañ ko tàggatawal président kontaan nañ bu baax ci temps bi nga xam ne accordel nañ la ko te xam ne accordel nga ñu ko yombul ci liggéey bi ñu la fekk yombul nga defal ñu ko waaye sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax a baax lan nga may wax ci Keparu Mame TV. du lii ma li may waxati du tëjoon nga ba pare nga tijji. mais mënul ñàkk nga tuddal ma ci Keparu Mame TV télé bu mag bi mais télé bu mag bi foog nga wax ci. di ñaan yàlla vraiment Keparu Mame festival la. festivalu Ibrahima Mbaye Soppele festival de théâtre la donc mu lëkkale jeunes yu bari nit yi di jóge fu ne ci région yi di ñëw Rufisque di ko fa fekk fi mu juddoo yaroo fa màggee fa di ko fa fekk wax dëgg yàlla bu demee ba créer chaîne bi muy Keparu Mame TV pour que lépp luy xew ci wàllu théâtre jaar ci moom mu jaar ci chaîne bi donc dina baax tamit askanu Sénégal ak diaspora bi yëpp dina man de Keparu Mame TV su ma fa demee su ma fa cliquer dinaa fa fekk lu ma bëgg a soxla ci comédiens yi ci théâtre Sénégal ainsi de suite donc ñuy ñaan yàlla na ko yàlla yokk parce que tey festival bi jur na li mais war na jur leneen am nañ yaakaar festival bi juraat télévision festival bi juraat leneen donc yàlla na ko yàlla saxal foofu ba mu nekk ay édition yu baree bari ndax fi mu sokkee ko ci ay match de football la woon entre comédiens soppe di ko organiser ñu ko fay fekk këram donc ñu ne waaw mais lii war na mun a nekk festival ayca prétexte bi loolu la woon ñu dem donc yàlla na ko yàlla gën a ful ba mu mel ni festival yeneen yi nga xam ne partenaires yi dañuy jóge bitim réew accompagner leen parce que am na fi festival yoo xam ne partenaire bi da lay accompagner 10 ans fukki at moo lay gunge fukki at daf lay gunge 10 ans jox la budget festival bi yëpp pour fukki at daf lay jox 3 ans nga justifier mu joxaat la 3 ans après mu jox la 4 ans nga justifier donc loolu yëpp ñaan nañ yàlla nag festival bi àgg fa ak yeneen partenaire ay vraiment ñu former xale yi ci côté yëpp ci management culturel former leen ci côté yëpp ba festival bi di produire di produire donc ñaanal nañ ko vraiment Ibrahima ñaanal ko képp ku nekk ci équipe bu festival bi ñu ngi leen koy ñaanal yàlla na yàlla barkeel yëpp daal barke yonent bi. amiin sant ngërëm ñeel na ko tey moom dama tëj rap jaaree fa rek tàggu suñu mbokku internet yi di sant bu baax équipe technique bi vous nous avez donné vos oreilles on vous les rend je vous avais remis ma langue je la reprends merci beaucoup à très prochainement dans votre émission Côté Coulisses sur la chaîne Keparu Mame TV merci.